mbokk asalaamaaleykum ñoo ngi des waxtaan ak yéen seen télévision nationale jot nañ xibaar ne tatanal ci suba ak léegi ci bopp xibaar yi tolluwaayu feebaru Covid 19 ci Sénégal am nañu fukk ak ñett yu yees yoo nga xamante ne rek moom la ñu wàkk docteur Baxé tey jii ñu jàpp rek ne ñeent fukk wér nañ ci dinañ ci ànd ak jawriñ gi ci anam yu mu gën a leere ay matuwaay yu yees tamit jël nañ ko ci bus Dakar dem dikk ngir nag jàppale nit ñi ñu dem ñibbi seen kër laata couvre-feu bi di door lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi bus jël nañ ko dolli nañ ci sax ñaati téeméer ak fanweer yoo nga xamante ne rek ngir nit ci mën a dem egg seen kër laata couvre-feu bi di door buntu parc national yeeg réserve ci Sénégal tëj nañ ko Covid 19 bi moom moo fa jaar kilifa yi nag jël nañ ay matuwaay yu am solo ngir nag lépp nga xamante ne rek duñuy dagg bant yi te jaarul yoon dinañ leen tegub daan mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci tàmm bi ngeen tàmm seen télévision nationale RTS ngeen di fi topp xibaar yi ci njëlbéenu xibaar tolluwaay yëpp Covid 19 bu coronavirus fii ci Sénégal lu toll ci fukki cas ak ñett moom la ñu am tey ci talaata tey ji ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yu ñu def nu jàpp rek ne fukki ak ñaari cas yi benn bi dañ bitim réew la jóge benn bi mooy ñi jaxasoo ak fukki ak ñaar moo ñi jaxasoo woon ak ñi ko am ñu jàpp rek ne fukki ak ñaar rek moo ñi jaxasoo woon ak ñi nga xam ne dañu amoon feebar bi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi cas moom la Sénégal am ñeent fukki yi wér nañu téeméer yi ak fanweer ak juróomi ñoom la ñuy fàcc ñu déglu jawriñ gi. ma liiral leen communiqué numéro 30 bu tey talaata 31 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na examen yi xamante ne Institut Pasteur jox na ko si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yu ñu réalisé mën nañ leen yëgal ne fukk ak ñett ñëw nañ nekk ay examen test positif bon dëgg ñu am jàngoro yi kenn ki cas importé la mooy ku ko jële bitim réew fukk ak ñaar yi ay cas contact la yu ñu doon suivre ñu yëgal leen ci bésu tey bi fukk ak ñaari patient wér nañ danañ leen génn hospitalisation tey ñi nekk hôpital ñu leen di suivre ñu ngi am tan ñaari cas grave yi ñu leen yëgaloon démb ñooñu tam seen situation ñu ngi koy suivre bu baax bésu tey bi donc mën nañ leen wax ne téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi cas la ñu déclaré Sénégal ñeent fukk yi wér nañ bon dëkk téeméer ak fanweer ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu leen di suivre ñu yëgal ne dañoo seetlu ne district ouest ak district sud fii ci Dakar am nañ situation boo xamante ne dafa jar ñu toppatoo leen bu baax a baax a baax moo tax am na benn réunion boo xamante ne 17 heures lañ koy def ak képp koo xamante ne war nga ko fekkee pour que ñaari district yooyu ñu am ci benn stratégie boo xamante ne différentielle la ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demander population yépp ñu topp ndigal yi bu baax pour que ñu mën a gagner combat bi ñuy combattre le Covid-19 maa ngi leen di remercier bu baax. mu doon Abdoulaye Diouf Sarr doon indi ay leeral ci tolluwaayu Covid 19 bi fii ci Sénégal ba tey ci wàllu wi ni mel ci nag ñu ngi nag dem ci mbirum garab googu ñu naan chloroquine ni ki doxteel li nga xamante ne rek moom la ñuy wax ne chloroquine da koy faj mu doon nag lu doy waar loo nga xamante ni ci gis-gisu pharmacien yi ñoom seen wàllu bopp sax dañ ko amatul jamono ju ñuy wax ak yéen Saliou Seck. garab bi nga xam ne nii dañ ko duppee chloroquine nag lu ñu nemmeeku mooy ñëpp koy tudd léegi waaye nag nekkul ci pharmacie yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Ndakaaru dinañ gis prescription bu nekk am na ñoo xam ne sax dañuy copier ay feuilles indi di wër chloroquine parce que nit ñi dañu tiit dégg chloroquine xamatuñu fan la ñuy téye moo tax ku nekk mu ngi daw di seeti pharmacie ndax dina mën a am chloroquine. ñu koy laaj bu xaw a doy waar sax bu jéggi dayoo ndax xam nit rek bu nee loo xam ne nii daal doy na waar lii mooy faj jàngoro boobu loolu moom ñëpp ciy daw. waaye nag garab bi nag moom yàggoon na di nekk ci pharmacie yi nag
lii nag da doon faj ci yenn feebar yoo xam ne nii am na fii ci Sénégal. garab la bi nga xam ne wuute naag Nivaquine bi ñu xam donc njëriñam mooy ñi am yenn feebar yi nga xam ne dafay jàpp yax yi wala feebaru der yi nga xam ne daal dafay sonal nit ki ba daanaka daf koy topp si giiru dundam ñooñu lañ ko doon jox. ñu nemmeeku léegi nag mooy yaakaar gi ñu am ne li nga xam ne nii moom mooy hydroxychloroquine mën naa faj feebar bi nga xam ne nii moom mooy coronavirus loolu tax nag askan wi yëpp di dem ci pharmacie yi ngir di jënd garab bi. hydroxychloroquine bu ñu ko jëlee dose bu ëpp mën na indi problème mu xol mën na indi problème mu gis-gis mën na indi problème mu dégg-dégg ba tax na docteur yi bu ñu koy joxe xam nañu ban dose lañ koy joxe dañ koy suivre pour bu waree wàññi ñu wàññi ko donc déggaluñu kenn daal mu jël ko. parce que loraange bi ci nekk moo ëpp foofu li si nit ñi di daw mais pharmaciens yi xam nañu ne waruñu ko joxe te ba daanaka kenn du ñëw pharmacie tey jii ni dama bëgg rek hydroxychloroquine ñu jox la ko loolu moom daanaka amatul. bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yi garab yi nag Sénégal amul lu doy ci wàllu hydroxychloroquine. laboratoire yi ko doon def yi si ëpp yi koy jox Sénégal Maroc la ñu nekk ak France gis nañ France décret bi mu génnee ni nañu jëriñoo hydroxychloroquine pour faj maladie décret boobu ci suuf. dañ ci wax ne tere nañu bépp garab bu am hydroxychloroquine ñu génnee ko France Maroc aussi laboratoire bi koy produire royaume bi dafa ne lépp lu ñu produire ne toog biir Maroc bu dara génn xam nga bu demee noonu pour approvisionner réew mi waratuñu yam rek bàyyi grossiste wala fournisseur habituel yi def seeni commande di xaar parce que commande yi bu demee mën na am ñu annuler leen wala duñ leen traité. lii nag bi ñu demee fi nga xam ne nii moom mooy pharmacie nationale d'approvisionnement ñoom li ñu xam ne mooy jël nañ matukaay yëpp ba fexe li nga xam ne nii moom mooy chloroquine li ci Sénégal soxla rek dina ko am. stock bi fi nekk nag yaakaar naa ni moom buñ ko xaymawee moom mun na ko doyagum pour li muy defee mais terewul ñu ngi wutaat ci fournisseur bi leneen luñ koy renforcer li parce que comme cas yaa ngi yokk tamit approvisionnement bi tamit du taxaw continue la te loolu mooy suñu liggéey. gannaaw boobu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay garab yi nag ñu ngi sàkku ci askan wi bu ñu dem ci pharmacie yi di jënd garab bi te amuñu ordonnance garab yi nag képp ku ko war a jënd dañ la ko war a bindal ci ordonnance. tey Baye Zale ñu jàpp rek ni ci jëm ci wàllub feebar bi secteur privé ñoom nag ñoo ngi baaxee waa dara joon ñu dénk wàllu wér-gu-yaram lu toll si juróom fukki lal muy waa clinique du Golf ñi nag ñu mën fa dalal ñi nga xam yàlla fa dogal ñu am feebar bi secteur public moom dalal jàmm tamit joxe nañ toll si téeméeri lal waaye tamit joxe nañ seen réanimation ngir nag ñu mën kee jàppale waa dara joon ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Oumar Diaw. gannaaw kenn xamul mbas mi nu mu nar mel ëllëg ministère de la santé mu ngi seet ay pexe ngir yokk dooleem ak fagaru secteur privé médical bi daal di si taxaw boobu ba léegi. premier cas wu Covid 19 bi secteur privé moo ko wone donc ñoom lëkkaloo neen ak ministère de la santé pour jàppale nu ci prise en charge bi. secteur privé bi mi ngi béy waaram ci prise en charge Covid 19 bi. jël sab clinique jox ko ministère de la santé lu rëy la ki moom clinique du Golf loolu la def. am ñeneen ñu ko toppandoo. benn sénégalais la boo xam ne daf nu oo nenu mën ngeen ñëw jël sama clinique ngeen hospitaliser fi ay malades yoo xam ne dañu positif donc clinique bi am na juróom fukki lal te mën neen jël ay cas grave ministère de la santé affecté na fi personnel boo xam ne dina mën a jël en charge malades yooyu am na ñeneen ñoo xam ne woote nañu ne ñoom itam prêt nañu pour bàyyi seen clinique. ñi feebar ak ñi feebarul duñu bokk benn yoon bi ñuy jaar loolu moo di circuit du malade lu jar bàyyi xel la. malade yi bunt bi ñuy jaaree warul bokk ak bunt bu personnel bi di jaaree personnel bi bu soloo dafa am fenn fu mu war a jaar pour simmeeku pour bañ lawal feebar bi yooyu yëpp bokk na ci normes yi donc techniciens yi fi mu ne ñëw nañu pour defaat clinique bi aux normes. tey jii structure publique yi nga xam ne ci nguur gi la ñu wekku ñoom ñëpp ñoo taxaw naka l'hôpitalu Dalal Jàmm. aménagé nañ fa beneen hôpital bu ndaw sax boo xam ne pour cas yi nga xam ne dañu infecté ak cas yi nga xam ne dañu nekk suspicion donc définir nañu circuit yooyu yëpp. am nañu daanaka presque 80 lits yoo xam ne mën nañ ci surveiller ay malades 12 lits yoo xam ne ay lits de réanimation la. Dalal Jàmm pare na daanaka pour mën a jël en charge cas yooyu. boo dajalee lal yooyu yëpp dina toll ci téeméer ak juróom fukk yenn lal yi dañu ànd ak benn machine boo xam ne day dimbali malade bi pour mu noyyi.
Omar Diaw ba tey ci wàllu xeexu Covid-19 bi ñi nga xamante ñooy diwaan yi dinañ leen jox jumtuwaay yu am solo pharmacie régionale d'approvisionnement yi ñoom dinañu jot seen daloo nañu sax seen jumtuwaay ci biir loolu muy dëggal gu tukkee ci docteur Soxna Gaye mi nga xamante ne rek moom moo jiite lépp lu jëm ci wàllu stock ca pharmacie nationale d'approvisionnement ñu déglu ko ci micro Saliou Seck. Approvisionnement bi actuellement def nañ ci ay jéego yu bëri ndax ñun amoon nañu stock bu nga xam ne bii moo fi nekkoon boobu ba léegi ci la ñuy liggéey mais nag stock boobu tamit ñi ngi koy renforcer fii niveau central ñun joxuñu population bi dañuy yóbbu pharmacie régionale d'approvisionnement yi nga xam ni am na ci chaque région foofu la ñuy charger camions yi di ko fa yóbbu buñ ko fa yóbboo ñoom am nañ structure sanitaire yi nga xam ni itam ñoom lañ ko war a livrer buñ leen ko joxee ñoom structure sanitaire yi la produit yi di dem directement pharmacie nationale d'approvisionnement livré wul les personnes physiques ci pharmacie régionale d'approvisionnement lañ ko yóbbu après pharmacie régionale d'approvisionnement yóbbu ci structure sanitaire yi à savoir district dans le cadre du Dieguesina et PPS dans le cadre du Yegsina boobu ba léegi daal heure bu ñu sollicité rek ñun ñi ngi leen di jox li nga xam ne lii moom la ñu soxla mais terewul nag ñun tamit ñu ngi def suñu réapprovisionnement parce que fournisseurs yi nga xam ni ñoom ñoo gagné suñu marché yematuñu sax ci ñoom ñu ngi dem ci fournisseurs yi nga xam ni yeneen fournisseurs yu yeneen produit lañ mais bu ñu déclaré wala ñun ñu soxla bu ñu leen laajee bu ñu mënee jox ñoom ñu ngi ñuy livrer et ci cadre boobu ñi nga xaar 1 million de masques bu nga xam ne bi waroon nañ ñu wax ne dina yegg si le 30. waa Dakar Dem Dikk ñoom nag jël nañu ay matuwaay yu yees maanaam jàppale nit ci ba ñu ñibbi seen kër laata ndoxteelu couvre-feu bi lu toll ci téeméeri bis ak juróom-ñett fukk ak juróom génne nañu ko ñoo war a jugee ci dépôt bu Wakaam lu toll ci ñatt téeméeri bis ak fanweer ñoom Caaroy la ñu war a jugee am na sax ay minibus yu nga xam dañ ci dolleeku lu ñu ñaan rek mooy ñi nga xam ñooy jël bis yooyu ñu dëppook charte ndigle kër docteur ngir nag mën a moytu feebar bi di coronavirus ñu ànd sa bi bu mbay dalub Dakar Dem Dikk ci suba ci bureau directeur général bi mu yor téléphone am di jokkoo bis yi di jaar jokkoo ak ki nga xamante ni bii moom mooy ndawam nekk ci terrain bi di xool nan la liggéey bi tëddee bus yi nga xamante ni bii day jóge banlieue jëm biir Dakar. C'est des lignes express. Petersen, mais également Colobane quoi. Colobane, oui. La gare de Colobane. Colobane, oui. Et destination Guédiawaye, Thiaroye, Pikine, Rufisque. Presque tous les quartiers de la banlieue seront desservis. D'accord. ñu ngi def lépp lu ñu war a def tey nag moom face à une situation boo xam ne waa doy na waar bu narul ëpp waar dañuy jël bis yooyu delloo si leen gis nga léegi-léegi maa ngi coordonné yi nekkoon Thiès dugal nañ leen léegi jàll nañu ñor yi war leen yóbbu lavage nettoyer leen avec des produits appropriés nga xam ni ay produits yoo xam ne antibactérien la nga ñuy def ci biir bis bi asperger ko yooyu yëpp te ci loolu la ñu nekk nii loolu yëpp pour que nit ñi dem ak dikk dellu si ak jàmm mais à partir de 4 heures si ngoon 16 heures ñu jël ay points mu permettre ñëpp ñu dem ci banlieue bi delloo ñëpp seen kër balaa couvre-feu bi di am. directeur général bu Dakar Dem Dikk saa yu ne ñu ngi koy jox ay xibaar ci taxawaayu bis yi jafe-jafe yi ñu amee rawatina fi ñu war a yokk ak matukaay yi ñu war a jël laataa couvre-feu bi di tàmbali. si suba prévision yi c'était 183 bus pour ñu war a génne Wakam ñaari dépôt la ñu war dépôt Wakam mais également 230 bus yu war a jógee Thiaroye parce que ñaari mooy deuxième dépôt bi nombre de bus yooyu nag am na yu mag am na yu ndaw parce que dañoo tas affaire yi am nay bus yoo xam ne tamit ñoom ñoo doon def ñi nga xam ne mooy écoles yi convention yi ak yeneen yoo xam ni oto yi dañu doon dem rek yóbbu élèves yi toog xaar bi élèves yi génn ñu delloo laal oto yooyu yëpp comme tout nag école yi tëj na di leen réquisitionné ñuy yóbbu nit ñi di dellu si nit ñi ci par des transports yu naan express. boo demee ci dépôt bi ci Wakaam séddale bi ñuy séddale kaar yi war a dem jëri askan wi directeur exploitation moom moo koy def moom nag sax léeg-léeg mu dem ba gare Leclerc xool ci gannaaw port bi ana nan la askan wi di doxalee ak bus yi nga xamante ni Dakar Dem Dikk génne na ko ngir fexe ba askan wépp ñibbi balaa waxtu wee jot. nit ñi dañuy jóge banlieue dem centre ville pour dox seeni soxla léegi nag
gannaaw ñoo ngi ci période de couvre-feu gis nañ ni horaire administratif yi changé na donc du coup ñun suñu offre dañ ko réadapté ci situation boobu moo tax tey jii boo demee suñuy gaar yu mel ni Palais 1 Leclerc Petersen ak Colobane am na ay express yu bees yu ñu créé pour yombal dem beeg dikk bi pour l'ensemble des Sénégalais. muy ay matukaay yu yees yoo xamante ni bii jëlees na ko waaye nag sénégalais yi moom duñu tàggaloog li nga xamante ni bii mooy seen mënin muy buuxante boo ñëwee fii ci gare Leclerc da ngay gis ni kenn ku ne daa bëgg a dem waaye nag loolu dëppoowul ak matukaay yi ñu war a jël ngir xeex feebar bii di Covid-19 ndax kat buuxante wàllante rek moo ciy topp te loolu mel na ni agent yu Dakar Dem Dikk yi ñoo ngi ciy bay seen waar bu baax a baax donte sax ci biir kaar yi nit ñi ci nekk bariwuñu dañ koo yemale lépp rek ngir xeex feebar bi di coronavirus. dëgg laa bi bu buuxante nag dañu ko ñeme loolu waaye nag war nañu ko moytu bu baax a baax ci jamono yi yenn ci banque yi tamit jël na ñoom it seen matuwaay banque boo dugg léegi dañu fay amal ab matuwaay yu nga xamante ne rek ci wàllu cet ca la bokk ngir rek mun a xeex feebar bi ndax nag jamono ji surtout nga xamante ne rek ñoo ngi ci njeextal weer bi ni ci dem fayeeku ji gab yeeg guichet yi ñoom ñëpp rek dañoo dupp ak charte kër docteur Anaïs dem na ci yenn banque yi. ay butéelu gel ak ay ligne yu clients yi di taxaw mooy li ñu fekk ci banque yépp fii ci Dakar ci jamono yi jàngoroy coronavirus mesures yi nag gab yi ak guichet yépp ci bokk. dafa am benn tableau boo xam ne benn télévision boo xamante ne dañ si doon fàttali jumtukaay yi nga xamante ne nit ñi war nañ ko def war nañ ci jublu pour moytandiku nuyoo bi encourager nit ñi ci raxas yeeg yooyu. léegi foo dugg sunu agent sunu personnel sunu service accueil di nga fa fekk bu dul agent de sécurité personnel bi ci boppam dinañ la jox benn gel hydroalcoolique pour nga fomp sa loxo ba pare. boo fompee sa loxo ba pare dañuy ñaan nit ñi ñu respecter distance sanitaire bi. sunu gap yi fi nga xamante ne fi la ñuy retirer xaalis xam nañ ne que fréquentation bi xaw na ci bari foofu itam bind nañ fa benn message defal nañ leen ay machine yoo xamante ne ay gel hydroalcoolique lay joxe. pour ñoom itam ñu fagaru. dañu am ay points focaux mooy nit ñi nga xam ne fépp fu nga xam ne CBAO nekk na ko ci Sénégal ak ci kii bi ñu ngi taxaw pour jàngal nit ñi yan geste leen war a def topp mesures sanitaires yi boole ci distribution gel yi def neen ko pour képp fu nga xam ne dugg nga ci agence bi wala ngay dem ci gab bi da ngay am gel hydroalcoolique am na aussi distance bi nga xam ne dañ ko war a maintenir suñu diggante ñun ñëpp ñu koy def entre collaborateurs et puis aussi ak clients yi ak ñun ñi actuellement aussi dañu limiter nombre nit ñi nga xam ne ñoo war a yegsi ci agence bi ndoor bu dee agence bu ndaw la juróom la bu dee bu xaw a gën a mag mu nekk fukki nit. ca BHS ak ca CBAO lépp yemb na ngir aar ñi fay liggéey ak clients yi. ñun fii ci BHS dañuy teel a ibbi ci kàttanu yàlla. dañu am benn système de ramassage boo xamante ne normalement 7h45 la ñu waroon tàmbali liggéey bi mais léegi ku fi ñëw booru 6h30 7h moins le quart di nga fekk sunu personnel bi taxaw pour jàppale clients yi nga xamante ne teel nañu ñëw nga xamante ne seen taxawaay du fi yàgg. ñu yore wàllum nettoiement bi nag ñoom xàddiwuñu muy lu dalal xel lool clients yi. déjà bëriwul nit ci biir te soo duggee tamit ñoom dinañ la jox avant ngay dugg sax nañ la jox kii hydroalcoolique bi. solution bi donc ça se passe bien quoi man pratiquement fu may dem sax damay yore sama poche mais avec ñoom vraiment ça va quoi. gannaaw ba réew Sénégal amee kaam bu njëkk ci Covid-19 banque bi di CBAO indi coppite ci liggéeyam. waaw seet neen daal ñi nga xamante ne seen liggéey mën na leen tënk seen kër ñu toog fa te du yàq dara bu ñu leen soxlaa ñu mën a ñëw ñooñu fi mu nekk nii loolu tàmbale neen ko commencé na ñu bari ñu ngi toog seen kër. mais terewule ñu ngi nekk di topp ci seen liggéey mais parce que jumtuwaay yi ci war yëpp pour ñu mën a toog seen kër liggéey am neen ko te ñu ngi koy def fi mu nekk nii. ak weer wu dee wi matuwaay cet yu takku jël nañu ko ci banque yi lépp ngir client bi jot payam bu jaarut ci benn wàllum feebar. Anaïs Mané Badiane buntu parc nationaux yi ak réserve yi nekk Sénégal yëpp tëj nañu ko ndax xeexum feebaru Covid-19 bi ay matuwaay yu am solo nag waa secteur bi jël nañu ko ngir nag di ñaax ñi nga xamante ne dañuy dagg bant yi ci àll bi te jaarul yoon ay daan mun na leen ci fekk ñu ànd si ak Lamine Touré.
ci wàllu gàncax gi am na tey jii ay mesures yu am solo yi nga xam ne jël nañ ko ci secteur bi loolu nag ngir bokk ci li nga xam ne mooy xeex li di coronavirus bi li nga xam ne mooy parcs nationaux yi ak privé yi tëj na leen ndax barab yi dafay faral di dalal ay visiteurs yu bare. ginnaaw bi président de la république joxe tegtal yi ñun dañoo décider le lendemain tëj li nga xam ne moom mooy parc yi ak li nga xam ne moom mooy réserve yi. boo xoolee parc géologique de Hann dañ ko tëj boo xoolee également réserve yi nga xam ne ay réserve privée lañu parce que jël naa sama téléphone woo ñi nga xam ne ñoom ñooy gestionnaires yi pour wax leen ni nañu conformer wu et c'est ce qu'ils ont accepté de faire mooy la réserve de Bandia ak la réserve de Fatala beneen bi mooy li nga xam ne moom mooy les box alcoolisés yoo xam ne biir ministère bi fépp def nañ ko ci ñaax également suñuy collaborateurs pour ñu respecter li nga xam ne moom mooy distanciation sociale bi mais également ñaax leen ñu respecter scrupuleusement li nga xam ne moom mooy les gestes barrières. ci wàllu garab yi nga xam ne dañ koy faral di dagg rawatina ci zone sud jamono yi yëf yi daanaka tàmbali na ba tax na foofu itam am na ay dispositions yi nga xam ne nguur gi jël na ko. ñu ngi waxtaan ak ñoom tout le temps di leen ñaax mais également pour wax ne coronavirus bi taxul liggéey bi arrêté ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci terrain bi bien sûr que dañu war a respecter consignes yi nga xam ne moom la ñu joxe mais position yi nga xam ne moom la ñu occupé woon parce que am na ay régions yoo xam ne constaté nañu coupe de bois bi dafa commencé woon tar mooy les régions sud-est dinañu continuer di jokkoo ak ñoom di leen sensibiliser beneen wàll bi xam nga ni environnement bi am solo mooy changement climatique ñaari mbir mooy moo ko ñaari bànqaas ñoo ko téye beneen bànqaas bi mooy l'atténuation beneen bànqaas bi di adaptation atténuation mooy naka la ñuy fexe ba limiter li nga xam ne moom mooy doon émission des gaz à effet de serre constaté nañu je pense que même fii ci suñu réew xam nga am nañu centre bi nga xam ne mu ñu ngi ko tuddee centre de gestion de la qualité de l'air fan yi constaté nañu une nette amélioration de la qualité de l'air au niveau de teg na ci suuf activité yu mu daan amal ngir askan wi bàyyi di jëfandikoo li nga xam ne mooy sachet plastique yi loolu nag ngir bokk ci li nga xam ne mooy xeex lii di coronavirus. jërëjëf Lamine Touré mbokk leen la indil ci ay xibaar doon leen ko jottali bu ne saa ngeen ànd ak Rose Cissé ci xibaar ci Mandeng ma leen di ñaan bëccëgu jàmm salaam.